salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna fu waay mën a nekk waxtu wi taamu li nga xam ne rek moom moo di seen émission diaspora ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax di kontaan ci tànn ak ànd bi ngeen ñuy ànd altine bu jot lu mu guddi guddi yéen a ngi toog di xaar ndax émission bi ñor goo xam ne ñor na leen ko kon nag ginnaaw bu ñu nuyoo ba pare fu waay mën a nekk rawatina les Sénégalais de l'extérieur nga xam ne ñoom la ñu jagleel pàcc bi dañuy ñëw nag tey jii ci waxtaanee loo xamante ne nii lu am solo la fan yee ci ginnaaw génn nañu prétexte bi gis nga ne GP yi maanaam dañuy faral di am yenn jafe-jafe mu nekk un métier à risque waaye nag lu mu nekk métier à risque tam nekk métier bu noble boo xoolee li nga xam ne moom moo tàmbali ñi nga xam ne ñoo ko fi jiite njëkku ko fee def boog moom moo di sénégalais yi ba gis nañ léegi yeneen nationalité wala boog façon bi nga xam ne moom lañ koy defee boo déggee GP nag mooy gratuité partielle moom moo waral ñu naan GP loolu nag di ñu andi tey jii ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy faral di am waaye seen vécu ni ñuy dundee ak ni ñu koy defee ay sénégalais ak ay sénégalaises lañu ñu nekk ay jàmbaar yoo xamante ne ci diggante avion yi la ñuy nekk ñu leen di jox ay yóbbante ñu koy andi loolu tam concerné bu baax képp kuy doomu Sénégal foo mën a nekk rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Maroc tey jii nag ñu choisir Maroc ndax Maroc dañoo gis ne c'est de plus en plus récurrent ñuy faral di dégg maanaam mbirum sinébar ñu koy faral di jox ay nit yoo xamante ne nii dañ leen di faral di teg loxo waaye nag du ñu yem ci point boobu dinañ waxtaanee doomu sénégalais yi li nga xam ne fa la ñu nekkee Maroc li nga xam ne moom moo di jafe-jafe yi ñu fay am waaye itam ni ñuy dundee seen intégration yooyu yëpp entre autres sujets yoo xam ne dañ koo fas yéene waxtaan nag boo koy def da ngay jëli ña nga xam ne ñoom ñoo ko dund wala ñoo fa nekk ba tax na nag dañuy àndandoog yéen tey ci ñaari jigéen yoo xam ne jigéenu jàmbaar lañ ñu représenté képp koo xam ne doomu Sénégal nga boo xam ne yaa ngi nekk Maroc actuellement kenn ki xam naa ne mus na fee ñëw sax ndax itam nag defoon nañ fekk moom émission bu am solo mu nekk xale bu am jom di liggéey moom itam jàng moom moo ko fa yóbbu moom nag ñi ngi koy wax Ndeye Maty Samb la tudd donc tey jii moom la ñu fas yéene séqal waxtaan bi Maty nuyu naa la ma bàyyi la nga nuyoonte laataa ñu ñëw ci Ndeye Marie. waaw maa ngi lay fay Kebs. nuyu naa la di nuyu sénégalais yëpp particulièrement les sénégalais de la diaspora mais surtout sénégalais yi nekk Maroc ñu nekk fa ak ñun di fa nekk depuis des années et maa ngi nuyu aussi les femmes sénégalaises du Maroc parce que tey sama taxawaay fii nii en partie ñoom ñoo tax les femmes sénégalaises du Maroc ay ca noonu la waxtaan wi fas yéene tëddee tey waaye wax naa leen ko sànq à l'antam ki nga xamante ne nii moom itam jigéenu jàmbaar la moom di léngu ci li nga xam ne moom moo di gratuité partielle mu di GP mu di Ndeye Marie Sow nga xam ne moom itam depuis 12 ans mi ngi fi nga xam ne moom moo di Maroc la entre autres nag laataa loolu am na dëkk yu bëri yoo xam ne def na ko ba mujj gi nag mu décidé di yëngu ci li nga xam ne moom moo di wàllum GP Ndeye Marie di jàmbaar lool moom itam ñu ngi koy nuyu di ko bàyyi ak téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan mu def fukki at ak ñaar fi nga xam ne moom moo di Maroc Ndeye Marie nuyu naa la dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Kebs di nuyu aussi Ndeye Maty bi ma fekk ci plateau bi. di remercier aussi taxawaay bi ñu taxawoo pour ñu ñëw fii. c'est vrai def naa 12 ans Maroc. di nuyu sama mbokk GP yëpp association GP yi plus particulièrement mooy bi nga xamante ne moo ci gën a mag muy GP Sénégal waaw di nuyu tamit sama mbokk GP yi nekk dans le monde entier waaw dëgg la mi ngi nuyu mbokku GPM yi nekk dans le monde entier xëy na dañuy tàmbalee li nga xam ne moom moo di GP wax naa leen boo ko déggee moom moo di gratuité partielle Sénégal dañoo am benn génie ingénieur la ñu def ba nga xamante ne nii booy xool tey jii fii ci biir Sénégal sax boo waxee li ñuy wax cak-cak benn doomu Sénégal boo xamante ne tur bi sax Samb la sant je crois moom moo ko tàmbali nekkoon ci France daal di ñëw andi ko ba nga ko indee léegi gis ngeen ne sur le plan économique tax na xale yu bëri di góorgóorlu ci loolu muy wane ba tey li nga xam ne moom moo di génie wu doomu Sénégal fu ñu mën a nekk rek seen xarañte dañuy utiliser seen xel pour andi dara gratuité partielle nag boo ko déggee Sénégal façon bi ñu koy defee ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne wala bokk ñoom ñoo ko ñëkk a def léegi gis nañu ni yeneen pays africains yi yeneen nit ñi ci àdduna bi ñu ngi koy def ivoiriens yi nigériens yi sauf que nigériens yi ñoom dañ ko def sax dem ba def ko nga koy jàng ba di ci am diplôme à la clé bu ñu waxee nag GP prétexte yi boobu moom mooy fan yi ñu génn rek gis ngeen li nga xam ne moom moo dal
dal ci kaw doomu Sénégal yu bëri yoo xam ne dañuy yëngu ci loolu waaye nag ñi nga xam ne moom la ñu wone rek muy Fatou Kiné ba ñu mujjee jàpp ki nga xam ne moom moo ko joxoon bagage yooyu rek moom benn la ci ñu bëree bëri ñoo xamante ne fi ñu toll nii nekk nañu ci fi nga xam ne jàpp nañu leen wala boog jàppoon nañ leen caabi féete leen ginnaaw te loolu dafa nekk lu doy waar ndax sa àdduna mën na cee yàqu c'est un métier à risque dañuy bàyyi Ndeye Marie mu waxal ñu rek ñëw lan mooy waral nit ñi di tomber ci yenn pièges yi ñàkk expérience la wala lan moom moo ko waral ndax gis nañu ne booy waaja dem nee nañ da ngay publier donc day accessible képp koo xam ne da koy gis rek dina mën a am accès ci yow waaye léeg-léeg dañuy gis xëy na day yàkkamti lay doon wala lan moo koy waral ba nit ñi di jël ay bagages yoo xam ne da leen di indil tooxi duna yàkkamti lay doon man noonu laa ko gisee parce que loo gis di ko liggéey rek war nga si dal tuuti dal bi mooy lan buñ la joxee bagage vérifier ko man damay def sama annonce mais parfois damay def 48 heures à l'avance parfois nga gis benn client indil la bagage heure bi nga waree dem nga ne ko déedéet mënuma ko jël dafay mer mais yow da ngay def tamit li dal sa xel damay préférer man ma bàyyi la nga dem que may jël bagage boobu te bagage boo ko jëlee war nga ko vérifier bañ a tàyyel parce que parfois nit day ñëw indi la bagage boo xam ne daf koy scotché ba nga xamante ne boo tàyyelee tuuti rek danga naan lan moo ci nekk mu wax la ko rek nga dem lu dul benn du ñaar dañ lay indi parfois bagage nga laaj nit ki ne ko lan moo nekk ci biir du la ko nangu wax wala mu ne la lii la boo ko dajjee leneen nga fay fekk te bagage kenn waru koo yóbbu te ubbi woo ko donc man damay ñaax sama mbokku GP yi chaque jour nañuy jël bagage yi di ko vérifier vérification bi coûté wu leen dara c'est quelques jours c'est quelques minutes la nga xam li ngay transporter mën nga taseeg douane parfois ñu laaj la bagage bi lan moo ci nekk mais soo xamul lan moo ci nekk mën nañ ne yow li ngay transporter moo ko man foofu laay gën a waxee parce que man dem naa voyage France ñu laaj ma bagage bi lan la tey su ma ko xamul woon dañ may téye n'empêche jël nañ bagage yi parce que du lu ma waroon yóbbu mais dëgg la dinañ ci ñëw ci mésaventure yi nga xam ne peut-être am nga ko wala nga xaw ko am ci liggéey bi nga xam ne da nga koy def Mati bu ñu ñëwee ci mbirum GP yow loolu du sa liggéey waaye am na loo xam ne dund nga ko ci gis nga ko ci te fa nga nekk foofu muy Maroc dafa nekk loo xamante ne ça devient récurrent c'est compliqué et peut-être bii moo fës rek mais bëri na voilà loolu laa bëggoon wax en fait parce que bii moo fës mais li fa am temps yi bëri na trop et puis dañuy tàmm di wax yi nga xamante ne malheureusement c'est des personnes victimes dañ leen di jël dañ leen di déférer mais yi nga xamante ne am na waa consulat par exemple di ci teg seen loxo à chaque fois bay dañuy dimbale nit ki ba fi du mun a du jot a am yenn problème yi yooyu moo ëpp fuuf dafa bari tey rek maa ngi am benn exemple bu ñu ma jox un certain Dabax je pense tey rek lañ ma jox information boobu noonu il paraît que moom moo si njëkk a am problème d'ailleurs mais bu nekkutoon waa consulat mara day taali ban problème la amoon dañ ko joxoon drogue donc bu nekkutoon waa consulat tey mara day taali parce que moom xaw ma naka la defee daal ba mujj interpeller benn un certain adjudant Cissé bu nekk consulat du Sénégal kooku moo mujj taxaw ci affaire bi heureusement jàpp nañ ñi nga xamante ne ñoo ko joxoon affaire bi foofu noonu Maroc jàpp nañ leen aussi ñi ko war a récupérer fii Sénégal mais waa ji il a failli avoir des problèmes bu nekkutoon waa consulat tey heure bii kon kenn waxatu ko. foofu laay rebondir parce que peut-être loolu dinañ ci dugg laaj ko beneen sujet def ko laaj ko spécialiste yi. ndax tey jii ki nga xamante ne bu ñu ko jàppee comme Fatou Kiné ak ki nga xam ne moom ñoom lay faral di dal. est-ce que loolu dina tax nit ki génn ci parce que yaa ngi wax léegi ne consulat moom moo ci jàpp parce que nit ki mun na nier ne moom. joxewu ko. voilà waaw et ça fait peur en fait. parce que rien que problème mu Fatou Kiné bi rek. man boo personnellement. loolu moo ma xaw a tiital tuuti. parce que waa ji ba léegi génnul moom ba léegi génnul. ci li ma yëg ba léegi génnul. waa ji ñu jox drogue bi. amuñu ci accès même les autorités sénégalaises amuñu accès ci waa ji. donc pour war ko mun a jël sax wax ak moom avant que moom ñu koy entendre loolu yëpp mënul nekk donc moom li muy wax autorité marocaine yi. xamuñu ko ba ñu xam ndax xale bi dinañ ko libérer wala pas wala déet. malheureusement kenn mënu ci xam dara. waaw te loolu daal. c'est compliqué. c'est compliqué Ndeye Marie nga réagir par rapport à ça parce que bu fekkee ne nit ki daf la jox bagage le fait que ñu jàpp ko. est-ce que day tax yow ñu génn la. il faut parce que nit ki c'est la parole nit ki contre parole keneen la aussi. li ma ci wax rek lay rejoindre parce que. kenn xamagul daal il va falloir ñu déglu xale bu góor boobu noonu te xale bu góor boobu police marocaine moo koy déglu
te mën na ko taqal mën na ne joxu ko. amul preuve amul dara. donc ça va être très compliqué. ñu ngi ñaan yàlla nag mu coopérer ba ñu génnee suñu rakk jooju. mais dina metti bi moom la Sénégal yëpp di ñaan di ñuy wax rek dëkk bu nekk nag liñ naan les états sont souverains. mais nag dañuy am yaakaar rek ne suñu autorités yi dinañ ci taxaw ba tamit nag parce que état bu ne dafa am souveraineté boppam. waaye nag xëy na diplomatie ak lien séculaire yi nga xam ne moom moo am diggante Sénégal ak Maroc dina tax ñu mën a intervenir ci loo xamante ne tamit dëkk bu nekk ak loi am waaye ànd ak lu mu munti doon nag ñi ngi koy ñaanal moom ak ñi nga xam ne problème bu mel nii dal na leen yàlla sunu borom fexe ñu génn ndax nag lii mun na yàq àdduna te vraiment defu ci dara kon yàlla na yàlla saafara ba ñu génne ko moom ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir bu ma koy faral di wax tam am na beneen vidéo boo xam ne yónnee nga ñu ko xam naa dinañ ko dem xooli et que du moom kese voilà c'est ce que j'allais dire en fait c'est une victime parmi tant d'autres parce que moom mii nii elle a été victime de ça. yàlla moo ñëw rek. mais tey jii mënoon demee ne leen mara détaillé. bi affaire bi di am ki mu ko seexaloon kooku toonu dañ ko déféré. donc moom Fatou Kiné c'est une victime en fait parmi tant d'autres. parce que ñi koy dund instant bi ni Maroc bari na torop. te bi dafa commencé siiw léegi. il y a 3 mois am na boo xamante ne dañ ma ko nettali woon d'ailleurs consulat laa ko yëgee woon sax. ndaw si dafa def annonce di def GP. mais pour dire que parfois loo vigilant fi ñu lay jaar doo ko xam. dañu jël ay cube kunoor yi ñuy toggee foofu noonu. ñu dindi emballage bi jël affaire bi remplacer ko ak moom. waaw heureusement femme bi muy ranger affaire yi mu am ci benn boo xamante ne c'était mal emballé. noonu la gisee affaire bi daal di alerter waa consulat ñoom tamit def ci liggéey bu méttee avant ñuy mun a interpeller ki ko jox drogue boobu noonu te loolu noonu ça fait pas 3 mois je pense ça fait pas 3 mois voilà donc pour dire juste rek que Fatou Kiné c'est une victime parmi tant d'autres xëy na nag yaa defal na ko jàmm affaire bi am na médiatisation donc xëy na yàlla mais am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi foofu noonu tëdd ci kaso bi boobu ba léegi te kenn waxagu ci am na si ñu bëri kon nag lii jar na bàyyi xel bu baax te ñu gën a vigilant bu may ñëw ci li nga xam ne moom mooy sa vécu nga dund ko mooy li mu doon wax léegi est-ce que mën nga ñu ci ñëwaat nettali ñu naka la demee woon. C'était le 19 février dafa jàpp date bi sax. c'est normal. waaw c'était le 19 février bi passé semaine bi ci topp la Fatou Kiné am problème. donc ce qui veut dire que xale bu góor boobu sax moo njëkk. donc daf doon voyager man tamit may voyager. te comme xam naa ko bi ñu ñëwee ba buntu aéroport. mu ne ma ku ma xam la. mu ne ma Ndeye Marie comme yow yaay voyager tey te xam nañ ne gold nga kon yow yaa may invité tey salon ma ne ko avec plaisir comme ni ma koy defee ñeneen ñi ni ñu jàllee noonu di wax ma jël samay bagage teg ci benn scanner bi moom teg ci beneen bi mais heure boobu policier bi daf ne ma madame jëlal sa bagage yi nga teg ko ci beneen côté bi parce que damay tëj fii ma ne ko si monsieur bagage yi dañu diis mu daal di ne xale bu góor boobu jàppale ko nga tegal ko bagage yi ñu jël bagage yi teg bi ñu tegee bagage yi ñu jaar scanner bi ñu jël suñu papier yi et tout vérifié comme bagage am moo jiitu mu jël teg ci caddie bi ci kii bi chariot bi ma daal di pousse man maa pousse sax chariot wam pour mën a jël samay bagage mu jàppale ma teg samay bagage bi ñu avancé noonu policier bi interpellé nu ñu ne nañ taxaw mu daan ne kan moom valise bi mu ne ko man maa ko moom mu ne ko dañ koy vérifier mu ne ko waaw d'accord ñu jël ko teg ko ci kaw table bi man maa ngi jàll di ko tooñ naan kaan yi on se voit ci kaw xaaral ma dem plastifier rek policier bi ne ma non madame vous aussi vous restez sur place ma ne ah bon mu daal di jël valise bi daaj ji génnee automatiquement dafa génne bagage yi nekk ci valise bi yépp bi mu ko génnee ci taatu valise bi la ñu ndekete foofu la hashish bi nekk bi mu kiyee mu ngi tate ne ko lan moo nekk fii xale bu góor bi avec aisance ne ko amul dara mu ne ko vous êtes sûr bu ne ko waa mais bi mu dajjee valise bi jël paaka xotti valise bi ba affaire bi tëb sama yuuxu bi foo toll di ko dégg mu ne ko lii lan la peut-être que aussi nag ni ma yuuxoo ça les a surpris un peu mu daal di rek moom tamit mu wootee bi mu wootee automatiquement policiers yi ñëw mu daal di leen di làkk ne leen ñoom ñaar ñëpp ma ne leen lan ngeen di wax ni noonu ñu daal di ñuy menotté. ñu menotté ñu yéegal ñu ci kaw may nekk di expliquer ñu ne ma vous n'avez rien à dire madame
on va vous amener et après on verra ce qu'on va faire ñu yóbbu ñu ci kaw. bi ñu yóbboo ci kaw ma ne xale bu góor bi Ousmane Touré la tudd ma ne ko plus connu sous le nom de Pape. ma ne ko Pape Pape lii lan la mu ne ma Ndeye Marie yow defoo dara de toute façon man xam naa ne defoo dara te bu ñu demee dinaa ko wax ma ne ko man de def lu baax moo ma doon moom mu ne ma nañu dem bi ñu demee ñu def ñu ci ay salle ñu isolé ñu posé ñu ay questions ay policiers ñëw ku nekk di ñëw mais n'empêche dañu alerter automatiquement suñu consulat. monsieur Cissé boobu ngay wax def ci ay jéego vraiment waaw ma di ko remercier waat bu baax ñu jël ñu bi ñu indee foofu ñu laaj ñu posé ñu ay questions yu bari léegi à un moment donné am na ku ci ñëw ndekete kooku mooy chef bi bu mu ñëwee mu posé ma question ne ma est-ce que yow ak kii yéen a ànd sa lan la sa mag la walla sa copain la walla sa jëkkër la ma ne ko déedéet sama connaissance la nii rek fii laa xamante ak moom te dama ko doon invité pour ñu dem salon mu dem posé waat la même question à la personne kooku ne ko dëgg la wax mu ne ko ok ñu bàyyi noonu toog tuuti après ñu jël ñu yóbbu ñu ci benn machine boo xamante ne dañuy laaj ndax ñun dañu wan na drogue bi walla wan nañu ko parce que il paraît que loolu sax dafa am foofu est-ce que vous avez avalé madame ma ni leen avalé quoi ñu ne ma vous faites semblant commencé di wax ma ne leen xaw ma li ngeen di wax ñu yóbbu ñu ci machine bi bu ñu la fa jaaralee lépp lu nekk ci sa biir da nga koy gis yal nañu yàlla musal ci loolu après bi ñu ñëwaatee ñu continuer question yi wax après kii bi ne ko bu ñu la xasee jàllale doo ci mën dara bu fekkee fii kii sa complice la nga wax ko mu ne moom duma ci dara. mais heureusement d'ailleurs. heureusement parce que gis nga kooku. su ko neexoon mu ne sama complice la keps loolu foofu lay waxee su ko neexoon mu ne tey jii sama complice la je lui dois une partie de ma liberté tey. te fu ma toog dinaa ko wax pour ñu jàppale ko vraiment pour mu génn parce que ba léegi mënaguñoo jàpp guinéen bi ko jox bagage yooyu noonu. kon moom tam dañ ko jox bagage yi. dañ ko jox bagage yi et c'était 3 kilos 500 hashish. moom c'est un GP. du GP sax da doon ñëw Sénégal pour seet ci papam ñu jox ko valise bi il a vérifié mais la manière dont ñu def. mënoo ko gis te mënoon na dal ku nekk. vraiment fi mu nekk nii dañu kii audience am il paraît que dañ ko repousser ba le 5. pour xoolaat mais apparemment ñi nekk fii jàpp nañ leen. actuellement il est en mu ngi en détention ñu jàpp depuis le 19 te yàlla na ko yàlla génne foofu mu nekk. dëgg la yow tamit chance bu rëy nga am. wallaay yàlla moo ñëw rek. parce que li ñuy wax chaque jour rek boo nekkee ci liggéey. def ko rek ak xol bu rafet. nga bañ ci xaar dara en retour. te du bëtam moo tax dama ko xam moom. bu baax xam ban genre nit la. xam ñaata nit la taxawu foofu noonu Maroc. donc am na ñoo xamante ne mun nañ guddee àll. waaye duñ fa fanaan. dëgg la mais dafa am tey sama benn collègue bu ma envoyé sànq benn message. elle s'appelle Fatou Thiam. et je lui passe le bonjour au passage. li mu bëggoon ñu interpeller ko mooy. GP. Sénégalais yi dañ ko jël dafa am sénégalais yoo xam ne. dañ ko jël def ko métier. mooy comme ñoom Ndeye Marie ñi seen métier la c'est leur gagne-pain. ci la ñuy dund ci la ñuy suturlu. mais daf si am ñoo xamante ne du seen métier. dañ koy def da nga am vacances di ñibbisi. tu as des kilos disponibles. nga dal di profiter def sa benn annonce. nga def sa GP. te yaakaar naa ne c'est les personnes les plus exposées en fait. donc ñooñu ñoo war a gën a bàyyi seen xel te jéem a def effort daal ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor seen métier boobu noonu di ko def ñu bàyyi leen. ñoom ñu concerté wu ci seen biir jéem a xool naka la ñuy changer seen i affaires wàññi changer seen i stratégie. pour yenn musiba yi daal wàññeeku daal foofu. dëgg la muy rek li nga xam ne moom moo di ñu koy def occasionnellement. tout à fait nga xam ne su mbir yi présenté woo nga am kii quelques kilos yu des rek. il faut être très 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 vigilant. ndax nag histoire yi mun nañ ko fi nettali fii ba suba. te du jeex parce que fan yi comme ni ñu koy waxee rek peut-être bosu Fatou Kiné moom moo nekk loo xam ni dañ ko médiatiser. mais yaana ñu bëree bëri parce que lii mu expliqué léegi Ndeye Marie
tey jii ñëpp affaire bi da ngay toog di déglu sax dafay mel ne génn ci koo xam ne da nga ñëwoon pour voyager rek en une seconde sa vie mu doon na yàqu basculer bu waa ji waxoon ne par exemple on est boo dajee ko soxor wala dara mu ne la ñoo ànd wala dara rek c'est foutu la ci tàggale du métti loolu nag bu amee kenn ku nekk da ngaa war a def très très attention ci li nga xam ne moom ngay yóbbu ak di ko indi ci biir loolu ñu dem seetaani benn vidéo parce que tamit également dafa am benn page bu am solo boo xam ne mooy sénégalais du Maroc femme sénégalaise du Maroc ñu jagleel ko jigéen ñi mu tax na nag dañuy dem déglu suñu sœur bi daal di dellu si waat ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi numéro yaa ngi nii affiché au bas de votre écran mu nekk émission boo xamante ne tey jii li ñu ko jagleel sénégalaise ñaar lañu yoo xamante ne Maroc la ñu nekk di jigéenu jàmbaar di daan seen doole am jom am fulla di teel a xëy di guddee wàcc comme ni ko de nombreux sénégalais di defee fépp ci àdduna bi di valoir Sénégal satisfaction ci domaine d'activité bu mu mën a doon ñu nekk ci nag di yëngu waaye fan yi ñu gis ni am na tuuti jafe-jafe fan yi lañ ko fësal sax waaye yàgg na ci muy mbirum gratuité partielle muy GP yi bëri nañ sama xel dem na ci ñoom Ndeye Fatou GP maa ngi leen di nuyu ñoom tam bu baax a baax ak képp koo xam ne jigéen nga waxtu wi nga toog di ñu seetaan di def GP ak képp koo xam ne tam doomu Sénégal nga góor nga jàmbaar nga di ci liggéey waaye li nga xam ne moom moo ci nekk nag te taq ci fan yi ñu fexe rek mu faxasu ndax yàq àdduna doomu aadama ci alalu àdduna loolu dara jaru ko nit ki looy def rek na nga ko assumer ak sa responsabilité bopp mais boo ci taqalee nit rek day compliqué ndax nag dégg ngeen li nga xam ne moom la Ndeye Marie def mu def fi témoignage bu émouvant lii nga xamante ne moom da koo dund kon loolu am na solo ñu dem xooli benn sénégalaise bu nekk Maroc ba pare ne lu si waat ak yéen. donc thème bi am na solo surtout que fan yi affaire GP yi dafa xaw a doy waar lool ndax drogue yi ñuy def ci seen bagage yi ndax di leen aussi wax ñu gën a vigilant ndax nit yu bon yi moom fépp lañ nekk. bëggoon aussi insister ci ñun sénégalais yi nekk Maroc jafe-jafe yi ñu jànkoonteel mooy violence faite aux femmes bëri na fi lool bëri na fi comme man par exemple cas yi may jot lu bëri violence faite aux femmes lay doon soit sa jëkkër nga nekk ak moom mu di la dóor di la maltraiter que ce soit physique ou verbal soit nga nekk ak sa copain mu di la dóor di la maltraiter que ce soit physique ou verbal donc récemment amoon nañ fi cas boo xam ne femme bi dañ ko tëj du matin au soir di ko violer et tout te mujjul fenn li ñu gën a nag am jafe-jafe mooy suñu amee cas yooyu noonu du mujj fenn parce que bu ñu demee ci autorité consulaire yi walla ci ambassade dañuy def médiation woo ko jigéen ki gu góor ki yéem a arrangé et tout bu ñu demee ci police marocaine yi aussi du mujj fenn ndax dañ donc bu ñu demee ci autorité marocaine yi aussi du mujj fenn parce que ñoom aussi dañuy wax nañu dem ci suñu ay entité donc ni ñuy passante bal bi noonu ñun des fois dañuy am cas yoo xam ne du mujj fenn on laisse comme ça loolu daal bu ñu ci amoon solution dina baax lool di rafetluwaat émission bi di leen nuyu yéen ñëpp di leen wax à bientôt donc voilà mi ngi noonu Fatou War la moom mooy administré li nga xam ne moom moo di page bi sénégalaise du Maroc mu nekk page bu am solo boo xamante ne ñi ci nekk takku na lool moom moo doon wax nag li nga xam ne moom moo di xalaatam par rapport ak sujet bi mais ak itam beneen sujet bi ñu dem xool ko ñëwaat. asalaamaaleykum Kebs maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di présenté wu man la Mame Fama Mbodj ñu gën maa xam ci madame Ndiaye GP di rafetlu bu baax invitation bi nga invité sama mag jooju ñu koy wax Ndeye Marie GP doon nit ku baax nit ku ñàkk ki ñaan waaye ñu wax ci cas bi aussi di la wax ne fan yi ñun GP yi sonn nañ trop Maroc kaaw ki ne Ndiaye la ñuy wax mais am na yeneen cas yoo xamante ne ni suñuy mbokk GP yoo xamante ne ñoom it ñu ngi ci kaso bi te seeni wax kenn waxagu ko donc di ñaan autorité sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi Maroc ak ci nga xamante ne ñu ngi Sénégal donc ñu ngi leen di ñaan ak lu ñu ci mën a jàppalee ñu jàppale ñu ci parce que kenn muccul parce que suñu liggéey la te ñu ngi koy def donc di ci tedd di ci suturloo donc buñ sañoon duñ ci am dara lu ñaaw mais nag comme fi nekk nii affaire yi moom mooy loolu ñun ñu koy jox te bàyyeeguñu benn yoon donc di ñaan aussi lu ñu ci mën a jàppale rek ñu jàppale ñu ci ñu ngi lay sant bu baax. waaw mi ngi noonu Fama Mbodj ngeen doon xool à l'instant moom itam ki nga xam ne moom moo di Fatou War moom ñëw na rebondir wax ñu ci wàllum GP waaye itam wax na également ci violence faite aux femmes mu mel ne violence faite aux femmes dafa nekk sujet boo xam ne dafa doy waar au Maroc parce que autant Maroc autorisé wuñu góor mu am ñaari jabar
autant tamit boo demee boo amee violence conjugale dañuy faral di bàyyi. généralement en général. loolu lan moo ko waral gis nañ mu souligner ko et que ñu bëri dañ ko fay dund. voilà moom dafa en fait c'est vrai que compatir na si li xew si femmes yi nga xamante ne temps yi comme Fatou Kiné ñoo am problème si GPI mais fi mu bëggoon moom appuyer wu mooy les femmes de manière générale. parce que ñëpp xam nañ Maroc xale yu jigéen yi nekk Maroc liñ leen di taxé. affaire bi dafa mel ni dafa xaw a metti que dañu bëgg Maroc dañ fay dem en général pour taxawaalu demuñ fa pour liggéey alors que c'est pas vrai. parce que sénégalais yi nekk Maroc gëm naa ne ñoo dàq liggéey sax góor ñi. mës naa ko wax ci benn émission. sénégalais yi nekk Maroc ñoom ñëpp ku ci xëy suba teel 6 heures du matin balaa ngay dugg si waat sa kër 20 heures jot wala 21 heures jot. dañuy takk seen digg dañuy liggéey te comme li may wax chaque jour rek ni mu amee ñu bon noonu la amee ñu baax. te yaakaar naa ne Sénégal gii fi la ëppee ak feneen ak feneen ak feneen. ñu ngi ci domaine yëpp. xadi rasta yaag yëpp. exactement maintenant Aji Rasta waaw. mooy ñi nekk ci Médina bi. Aji Rasta Médina moom presque ñëpp. les femmes qui sont dans l'informel. ay jàmbaar ñi ngi ci Aji Rasta ba ñi ngi def commerce. vraiment ay femmes yu jàmbaar yoo xamante ne li ñu fay def bëri na ay jigéen yoo xam ne am jom te dañ leen di may ay minutes sax liggéey. voilà heure bi bu jotee ñu ne leen. mi ngi noonu ñu tëj leen mi ngi noonu. léegi beneen point bi mu bëggoon soulever mooy les femmes qui sont victimes de violences conjugales. ñi nekk ci seen biir néegu sëy yi ñu leen di maltraité te dafa bari Maroc li mu wax dafa am importance parce que ñun en tant que sénégalais ñëpp xam nañ ne Maroc c'est un pays islamique yow pour nga nekk fa jigéen di sëy bëgg dem lijjanti sa problème tribunal dafa xaw a jafe le consulat malheureusement joue juste un rôle de médiateur li ñu mën mooy jëkkër ak jabar gi bu ñu amee problème ñoom dañ leen di woo dañuy jéem a waxtaan mais waxtaan bu ñu trouvé wul terrain d'entente après ñoom dañuy bàyyi te loolu mooy indi problème bi fi mu toll nii parce que nit ki su amee problème war nga ko mun a accompagner bu fekkente ne yow ki mu amal problème woo nga ko wax ak moom te dégluwu la yaakaar naa ne war nga mun a wañaar loxoom pour li mu nekk mu bàyyi pas plus tard que le mois dernier il y a une femme boo xamante ne dafa nekkoon ak jëkkëram jëkkër ji daf ko doon jàpp di ko violenter et la femme elle était enceinte finalement li ñu def mooy dañu ko doon defal ket ci page femme sénégalaise du Maroc boobu noonu afin de lui rassembler un billet pour qu'elle puisse rentrer au Sénégal au moins le temps qu'elle accouche normalement. mais autorité nu mu tuddati par exemple violent main courante dem porter ji plainte. du am suite. bon comme par exemple li nga bëgg a wax mooy que au Maroc su fekkee ne sa jëkkër da laa dóor wala ngeen defe ne en général boo demee déposer plainte du am suite. du am benn suite mooy lan. du am suite comprends pas. la police n'intervient pas. du intervenir ci problème conjugaux. non ils interviennent pas. parce que bu dee ils n'interviennent pas bu fekkee ne communauté étrangère la. oui justement bu fekkee ne bon en fait parce que mus naa fekkee tribunal benn femme bu fa demoon pour porter plainte jëkkëram femme étrangère procureur bi daf ko ne soo génnee ci biti da ngay xool sa moroomu jigéen naar yi nekk foofu noonu yëpp ñoom ñëpp ils ont le même problème mais en général duy mujj fenn da ngay jéem a dem kon c'est général voilà da ngay jéem a dem ci say autorité yow say kilifa nga wax leen comme ça ñoom dinañ la si mën a jàppale. mais loolu nag dina tax góor ñi gën a loolu moo fa am nag parce que dañuy xam ne du mujj fenn donc da ngay jàpp sa jabar nekk ak moom di ko xoxatal di ko dund loolu nekk mais comme yow dañ lay woo rek ne la bàyyil nga toog sa kër ne doo bàyyi da ngay xam ne du mujj fenn donc da ngay continuer di sonal ku jigéen gi. alors que nit ñi ngi am benn aperçu moo tax waxtaan bi day am solo. bu ñu naan Maroc c'est un pays boo xam ne dem nañ ba nga xam ne góor amul droit sax am fa ñaari jabar. donc dañu naan. que jigéen ñi foofu kii elles sont bien. non. ci côté boobu je veux dire am na nuñ koy kon bu tayee di affaire dafa xaw a. waaw xaw na doy waar nag. xaw na doy waar parce que comprendre ma. waaw mais xam nga ñun dañuy dëkk ci ay quartiers yoo xamante ne en général c'est des quartiers un peu populaires. mais d'après ñun li ñuy gis man boog li may gis les femmes ne sont pas bien parce que man je dis souvent que les hommes marocains sont comme les hommes sénégalais duñu xam valeur u jigéen en fait dañuy jàpp jigéen dañ leen di maltraiter foofu noonu. yaa wax lii te dama ko fekkee lu bëri nga naan comme sénégalais yi yow loolu yow la engagé. dama ko fekkee lu bëri moo tax. Ndeye Marie ñu bàyyi la nga intervenir par rapport à ce sujet parce que soulevé na lu am solo borom kii administré page bi. Fatou Waar waaw ñu ngi koy nuyuwaale bu baax. di ko jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def. waaw li ma ci wax rek. foofu boo fa amee problème. mais problème yi des fois jigéen ñi tooñ de. bu ñu jël yëpp rek wékku ko fa nag. jigéen laa waaye nag des fois jigéen tam def du tout le temps. waaw du dul yoon. ñu
consulat bi man pour man daf fi nekk pour ñun donc su problème amee tey ñu dem ba xam ne ñoom ñaar mënatuñu nekk nañu leen woo ñu tranché man loolu laa gis consulat bi ñoom noonu la ñuy doxalee dañuy woote pour concilier su jàllul ñoom dañuy bàyyi te nag parfois day continuer parce que góor ak jigéen yemuñu doole kële moo koy mën a xoxatal moo koy mën a def lu metti kii day toog muñ rek su demee mën nga dem plusieurs fois police mais duñ la faale. ah loolu doy na waar. duñ la faale. comme par exemple nga dem nii di porter lu ñu lay wax dañuy toog di la xool. dañ lay wax madame on peut rien faire pour vous. carrément dañ lay wax madame on peut rien faire pour vous il faut aller à votre consulat. pour voir. ñoom daal duñ ci intervenir. déjà li lay njëkk a découragé loo mooy pour nga porter plainte dañ lay wax ne le tribunal ngay porter plainte auprès du procureur. léegi le temps que yow ngay xaar ñu war a notifier plainte bi déjà rek di nga jaabante police ba da ngay mujj xaat heure boo demee dañ la naan notifié guñ ko. après finalement dañ koy classé. te li ma si gis ci ay exemple kenn xamul nu mu toll. ah loolu de doy na waar. du mujj fenn. lii nag jar naa waxtaane kon. du mujj fenn. Vieux Diouf numéro téléphone yi affiché au bas de votre écran émission bi mën na am interactivité ngeen participer ci xam nañ ne guddi na sax waaye am nañu toog waxtu wi bëgg a dugg ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne moom la ñu seq tey ci seen émission diaspora muy 88 628 65 65 numéro international bi tamit mi ngi noonu 33 841 22 99 mu mel ne am na beneen point bu am solo jigéen ak émigration seen vécu nan ngeen di def ba intégrer c'est pas évident parce que bu nu ñu jël rek li nga xam ne moom moo di émigration jóge ci dëkk dem ci dëkk réduire ko à ay aji rasta wala ñu réduire ko à jigéen ñi dañuy liggéey ci yenn métiers yi nga xamante ne peut-être am na jigéen ñoo xam ne ñi ngi fa peut-être bu ñu liggéeyul ci centre d'appel yi tamit ñi ngi ci yenn échelon yi parce que loolu la ñuy doy loolu la ñuy soxla pour que gën a mën a booster affaire yi waaw en fait ñi nekk ci aji rasta yi Médina c'est juste parce que Sénégal yëpp pratiquement foofu la concentré wu donc ñoom ñooy gën a fës loolu moo tax boo jógee ci ñooñu après da ngay dem ci ñi nekk ci centre d'appel yi parce que Maroc dafa bëri centre d'appel les Sénégalais sont présents au Maroc te ñi nekkul ci aji rasta bi pour la plupart ñu ngi ci centre d'appel mais nag am na si ñoo xamante ne ñu ngi si dans d'autres secteurs dans d'autres secteurs boo demee si banques yi da nga leen fay fekk boo demee ci hôtels yi da nga leen fay fekk ils sont dans tous les secteurs vraiment et on se sent à l'aise daal c'est comme si on était chez nous. dëgg la waaw loolu li koy firndeel mooy wane ne rek dëkk la boo xam ne booy jógee Sénégal di dem soxlawul visa. voilà mu am ay liens yu séculaires yoo xamante ne boo demee fii rue Mohamed V a ngi fii li ñu tuddee roi Hassan II bëri na. te mu mel ni dëkk loo yoo xamante ne relation yu diplomatique yu bien la ñu am ak li nga xam ne moom moo di Sénégal et macha allah nombre sénégalais yi nga xam ne nekk nañ fa tamit takku lool bu ñuy ñëw ci jigéen ba tey dañuy ñëw ci souvent aussi dañuy gis ñi nga xam ne ñoo fay dem pour daan seen doole nekk ci biir kër yi mais dañuy am y a des problèmes qui se posent parce que tam li ñu naan les trains qui arrivent à l'heure du ñoom ñooñu intéressé comme ni nga ko waxee ñi fa intégré wu bëri na mais foog ñu soulever tamit problématique ñi nga xam ne peut-être fii ay agence ñoo leen fiy jëlee yóbbu leen promettre leen ay mbir mais bu ñu demee ba ci biir dañuy nekk prisonnier foofu am fa jafe-jafe au Maroc man am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ma ciy interpellé pour nga ñëwaat day compliqué parce que la nga doon xaar doo ko fa fekk pour nag ñu mën a soññ ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu leen di promettre ay salaire yu miroboltant yooyu te bu ñu demee foofu duñ ko fa fekk lan nga ci mën a wax boo fi jógee daal na la lu leer yóbbu sénégalais nag am na tendance am nañu kii yu wax à chaque fois ñoom bu ñu waree indi nit dinañ la wax li nga bëgg a dégg mais balaa ngay jóge fii daal na la lu leer naañ ñu yóbbu parce que fee nag xam nga mën nañ la koo leeralal ba mu leer waaw ndax leer moom ci wax ak wax rek la signaloon la sax contrat mais nga dem ba foofu leneen ngay gis da ngay egg si ñu jël sa passeport ngay dund ay difficultés yoo xamante ni ci biir kër gi doo mën a génn loolu amoon na fa mais je pense que léegi wàññeeku na bu baax wàññeeku na bu baax a baax a baax parce que au début da ngay ñëw ñu jël sa passeport confisqué ko même soo nee da ngay bàyyi parce que liggéey bi dafa metti dañ naan laan billet bi ñu la daggal nga ñëw foog nga fay ko te loolu da nga koy liggéey mais je pense que loolu consulat bi def na si ay jéego yu wóor parce que boo ñëwee ñoom li ñu lay njëkk a wax ñëwal nga présenté wu ne yaa ngi si dëkk bi ut sa carte consulaire waaw te loolu defe naa léegi ñëpp a ko am ku ñëw loolu ngay njëkk a def ba nga xamante ne yow boo fa amee benn problème rek soo nee leen damay dem ci sama consulat
dañ lay bàyyi. c'est tant mieux parce que waaw. problème yi loolu la tamit parce que suñu xel tam mi ngi dem ci suñu benn sœur boo xam ne mi ngi Arabie Saoudite Mbayang Diop ñi ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko rek ba mu mën a ñu mën ko alléger fi mu nekk suñu pensée yëpp mi ngi dem ci moom ñu ngi koy xalaat bu baax a baax duñ ko fàtte benn yoon ndax suñu sœur la te doomu Sénégal la lan nga ci mën a affaire yi wax xam naa ama dina gën a am amélioration parce que temps yee passé am na yuñ fa yëgoon bu njëkk ba sénégalais yi nga xam ne daan ñoon liggéey ci centre d'appel yi par exemple wala ci hôtel yi restaurant yi mën a am contrat de travail pour déposer carte de séjour dañ daan jéem a jékki-jékki rek buur bi daal di génn maye titre de séjour sénégalais yi fa nekk te liggéeyuñu wala ñu nekk ci informel beeg yooyu dañ leen doon woo may leen ay carte de séjour affaire ak ñi nekk ci këru naar yi par exemple mais léegi affaire yi dafa changé léegi boo demee di déposer carte de séjour même bu fekkente ne carte de séjour buñ la mayoon la dañ lay demander nag léegi ay justificatif luy wane ne yaa ngi ci dëkk bi te yaa ngi fiy liggéey yaa ngi fiy daan sa doole te on a vu que léegi ñi nga xam ne ñu ngi si këri naar yi di liggéey seen ñi leen di liggéey léegi dañ leen di defal forcément contrat de travail un bulletin de salaire dañ leen di déclarer à la CNSS et tout tant mieux tu vois donc sénégalais bi nga xamante ne mu ngi liggéey si këru naar bi war ko defal këyit yooyu noonu yëpp gëm naa ne du am fitu jàpp kooku noonu di ko maltraité dëgg la donc avec le temps je pense que dina dem ba effacé wu en tout cas c'est ce qu'on souhaite que noonu la liggéey bu dara amee rek buy jafe-jafe doomu Sénégal ñu taxaw ci ba di ko dindi ndànk-ndànk na xam bu fekkee ne lépp sax mënut a dañ waaye ñu am ci taxawaay boo xam ne bu am solo la ndax noonu lañ leen di doyee ndax wax naa leen ne tukki tumuraanke dafa gaaw te ambassade ak li nga xam ne mooy consulat moom mooy cëslaay bi nga xam ne moom la doomu Sénégal di am bitim réew ndax boo xasee ba génn sa réew rek ñoom ñooy cëslaay nag boo ko déggee mooy li lay wër noom muy nekk sécurité boo xamante ne di dina tax ñu bàyyi la xel bu baax dina tax ba kenn du mën a dal sa kaw nga am protection boo xam ne dina lay ki mën a muur ba yenn jafe-jafe yi boog bu lépp mun ta dañit dina wàññeeku bu baax a baax ba tey rek ci biir li nga xam ne moom moo di waxtaan mi vie nañu continuer dem xool yi keneen également ci li nga xam ne moom moo di vidéo yi laataa ñuy dellu si ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bu am solo bi nga xam ne tey séq nañ ko fas yéene continuer li ñu dese ci waxtu waxtaanee le vécu intégration doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu la ci Maroc jafe-jafe yi wàllum këyit dinañ ci ñëw léegi parce que souligné nga ko wax ni séjour bi bu fekkee ne fii booy dem doo am visa itam du da ngay ñëw rek toog ci dëkk ndax dëkk bu nekk ak loi am dëkk bu nekk ak li nga xam ne moom la tëral ñu dem xooli benn vidéo daal di dellusiwaat ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi. asalaamaaleykum suñu mbokku famille GP ñu ngi leen di nuyu man la Jami GP dëkk Ngor bu dee Maroc ñu ngi nekk Sidi Marouf ça fait des années que ñu ngi ci milieu bi donc ça fait plus de 3 ans muy dugg ci 4e année donc xaw nañu yàgg tuuti ci milieu bi waaye fi mu nekk nii liggéey bi xaw na jaxasoo tuuti ak ñi nga xamante ne ce sont des personnes mal intentionnées sonal nañ lool ñi nga xamante ne GP te doomu aadama bu nekk dafa war a xool ku nekk nan ngay jëflante ak moom ndaxte lu mu yàgg-yàgg ñun ñëpp ci bàmmeel la ñu jëm waaw ñi nga xamante ne actuellement nag ñu ngi si ndog-ndog suñu système boobu xamante ne mooy étudiante bi ñaan yàlla taxawu ko ci biir ak ci biti di nuyu GP yëpp ndeysaan di wax mention spéciale nag ak suñu sœur Ndeye Marie moom mi nga xamante ne moo ñu defal formation moo ñu tette tatagal ñu li nga xamante ne ci biir milieu bi ba yàlla dogal tey li muy dogal donc mbokki téléspectateurs yu TFM yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal itamit di ñaan rek xanaa li ñuy demander rek ci compagnie bu mel ni Air Sénégal International ñu mën a jàppale seen doomi dëkk ndaxte boo xoolee donc pratiquement GP yëpp ak Royal Air Maroc la ñuy liggéeyal te yaakaar naa ne sa doomi dëkk bu ñu taxawee di liggéey di contribuer seen économie dëkk waaw de façon tournante donc war nañ leen jàppale bu baax a baax xool nan ngeen di taxawoo GP yi liggéey ak ñoom loolu dëkk appel bu may lancer à l'état du Sénégal xool nan ñuy réorganiser ñi nga xamante ne ñooy GP yi jàppale leen aussi protéger leen ndaxte seeni doomu réew lañ te dañuy def liggéey bu noble ki nga xamante ne mënul dem dëkk ak dëkk ñoom ñu defal la loolu andi la sa bagage à temps loo xamante ne
tey suba nga jot sa bagage ay. mi ngi noonu ki doon wax léegi kan nan la. Seydi Jamil la. Seydi Jamil moom kenn du fàtte turam Seydi Jamil moom itam yow yaa ko initié ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi foog naa ne rakk la ci yow. mu waa ànd ak dal lool te macha allah waaye li mu wax it am na solo ñu bàyyi la nga rebondir ci. waaw sama rakk bopp la moom. wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñoo ngi liggéey. vraiment mu doon ku dal. waaw ku may xool si moom daal moom na ma xool si moom parce que ku dal la. waaw. dëgg la grand Moussa Kouaté depuis Marseille nekk jàmbaar boo xam ne kenn dootul naatable li nga xam ne moom lay liggéey ñi ngi koy nuyu moom itam nee na ma nuyu la Mati bu baax am na liggéey bu am solo boo xamante ne nag def na ko xam naa ne lundi bi di ñëw la ñu koy teg liggéey bu am solo boo xam ne def na ko ci ndem si yàlla Pape Diouf bi nga xam ne tamit def na lu ne ci diaspora peut-être ci domaine sport la dina am lu ñu ci jox Mame Fatou Ndoye ak ñeneen ñi waaye def na ci liggéey bu am solo rencontré maire Marseille waaw gis ngeen moom ngeen di gis noonu ci image yi mu mel ne waxtu yi nga xam ne ci la génnoon àdduna mu nekk premier doomu Sénégal boo xam ne moom moo ci wàññeekoo ñuy ñaan yàlla sunu borom suuf oyof ci kawam grand Moussa Kouaté nag nekkoon xaritam boo xamante ne un ami de longue date ñu cheminé ndoo ñoom ñaar ensemble foofu la ca Marseille liggéey bi nga xam ne moom la fa doon def Olympique de Marseille maire Marseille ci boppam recevoir ko moom Moussa Kouaté mu def ci reportage ak liggéey bu am solo ngir rendre hommage ki nga xam ne moom moo di xaritam di doomu Sénégal boo xam ne turam dootul fay ndax liggéey na lu ne ci li nga xam ne moom moo di bi mu nekkee bi mu jógee Sénégal dem bitim réew naam ci wàllu sport la waaye fexe na woon ba ñu respecté li nga xam ne moom moo di Sénégal ci domaine bi nga xam ne fa la nekkoon donc ñi ngi koy masawwaat képp koo xam ne doomu Sénégal nga di ñaan képp kuy sénégalais rek boo jullee nga sànni ko ñaan ndax lii la ñu soxla boo nekkee cim réew da nga fay liggéey ba am fa woy kon Moussa Kouaté semaine bi di ñëw dinañ ko defal waneel ko li nga xam ne moom la fa def différents reportages dem ci jaar-jaaru ki nga xam ne moom moo di Pape Diouf donc l'éternel ki nga xam ne infatigable Moussa Kouaté la mi ngi lay jaajëfal bu baax muy ko am taxawaay bu mat sëkk ci li nga xam ne moom moo di diaspora bi ñu àggali waxtaan bi ñëwaat ci lan ngay dénk ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci GP wala ñi ci bëgg a dugg gratuité partielle Sénégal wax naa leen ingéniosité bi ñu am tàmbali façon bii ñuy liggéeyee ba nit ñi di ci daan seen doole di ci am waaye itam recommandation yi nga xam ne moom lañ leen war a defal wala ñu régir li nga xam ne moom moo di métier bi ba nga xam ne parce que loo xam ne la ku mu neex nga def ko loolu moom mooy problème bi loolu mooy problème bi dafa doon métier boo xam ne ku neex ku nekk rek mën nga ci dugg mais man bëggoon naa daal ñun ñi nga xam ne ñoo koy def ñu jéem a def ut benn consentement boo xamante ne GP métier lay doon am ay papier ba nga xamante ne tey jii keneen ku ci dugg sax keneen kuy jël ay bagages sax di ko joxe ku dul GP ñu teg la ay daan pourquoi pas parce que tak ñun risque yëpp ñun ñoo koy jël te bëgg naa ñu bàyyi benn xel affaire gis nga lu metti li ñuy jànkonteel yëpp ay sénégalais comme ñun ñoo ñu koy teg drogue bi metti na sànq souligné naa fi benn guinéen mais la plupart des gens ay sénégalais lañ comme ñun ñoo ñu koy jox donc war nañu aussi mën a taxaw ba nga xamante ne dina am association buy xeex loolu ku ñu ci taxaw daal ñun ñu jël mais ñun nag ñoo ko war a jiite ñoo ko war a def nag ñoo ko war a jiite loolu moom lu ñëw ñu teg nguur geeg yëf yi loolu moom yéen ñi liggéey yéen a koy organiser nguur dafay appuyer rek ñun ñii ñoo ko mais nguur ñi mu gën a mën a appuyer mooy bu ñu booloo mu tax waaw booloo doon benn waaw booloo pour mën ko xeex parce que ku jóg ne léegi GP la booy dem vacances sax jël sa benn valise ne pas plus tard qu'hier la ma benn nit woo ne ma damay dem vacances dama lay jaay sama benn valise mais man yooyu duma ko jënd je suis désolée parce que man dama bàyyi liggéey 12 ans ma nekk ko biir Maroc nekkoon ci centre d'appel pendant 9 ans kon ci centre d'appel nga nekkoon ci centre d'appel nekk fa assistante au plateau di fayee ko xaalis bu weex dàll nag kon su ma ko fa bàyyee pour ñëw ne damay liggéey GP kon war naa si mën a gis sama bopp nag centre d'appel man amoon naa daal salaire bu ëpp 500 000 waaw donc kon weccit la woon si man GP waaw GP bi
voilà. En fait le fait que da ngay ñëw tout le temps di seet sa waa kër yi. waaw loolu mooy rapprochement. waaw loolu mooy avantage bi chaque jour yaa ngi gisanteeg sa waa kër yaa ngi mën a xam si lu ñu nekk. loolu la mais sinon ñi nekk ci centre d'appel yi tamit yóbbu lu ñu dara dem. waaw parce que le Maroc paye vraiment. wax na lu am solo te dafay baax ki toog di seetaan bëgg dem Maroc wala mu nekk fa ba pare. il faut que émission bi am loo xam ne da ko koy jëriñ apporteel ko. bu ñu ñëwee ci li muy wax nii est-ce que mën nga ci appuyer parce que dafa wax lu am solo nee na jafe-jafe bu ñuy am wax nañ ne léegi vieux mun na teg photo bi ki nga xam ne moom moo am problème bi guinéen moom moo ko teg te yow mi chance nga am moo ngi nii nu mu tudd Ousmane Touré ñu gën koo xam ci Pape Touré moom mi ngi ci kaso bi actuellement mu ngi ci kaso bi actuellement le 5 lañ ko war a juger ba léegi gisaguñu kii bi gisaguñu guinéen bi ko jox ana guinéen ba ma nga woon Maroc ma nga mar Maroc ñuy ñaan nag suñu mbokk Sénégal te moom GP bu expérimenté la woon du GP du sax GP wax nga ma ko sànq daf doon ñëw Sénégal daf doon ñëw Sénégal pour seet si papaam seet si waa këram daal mu ngi bàyyi jabar bàyyi doom bu am 3 mois mais nag gore na parce que taxaw na setal la ci yow. dëgg la Mati. waaw en fait loolu la c'est vrai que kii moom Guinéen moo ko jox bagage yi. mais dafa am sama benn grand bu ko soulever léegi. li ëpp si ñi nga xamante ne ñooy jox drogue bi. suñu mbokk yi. suñuy mbokk sénégalais lañu. donc nag je pense que c'est normal que ñu jéem leen a interpeller waxtaan ak ñoom. pour ñu jéem a xam ne ñi ñu nekk di tayle dañu yor njaboot boo amul jabar amoo doom yaa ngi bàyyi sa yaay bàyyi sa pap xam nga Fatou Kiné Ndiaye mii par exemple situation bi ñu teg yaayam metti na torop dogguma la ñi ngi may wax léegi Baara Ndiaye ne ma suba la jugement am waaw mardi 31 incha allah ci la ñu fas yéene jugé ki nga xam ne moom moo di Fatou Kiné day taxaw xale bu góor bi tamit ki ko joxoon mbir mi tam day taxaw moom itam ñu jugé leen donc waaw yàlla taxawu ko lool parce que képp kuy sénégalais fi mu nekk nii foo mën a nekk ci àdduna bi yaa ngi koy ñaanal parce que kii ndaw la elle n'a que 22 ans donc kii mu ko séqal tamit doomu Sénégal la yàlla na yàlla dëpp xolam dëpp xelam mu dellu siwaat ba nga xam ne dina wax li nga xam ne effectivement moom moo am ba xale bi mën a delluwaat ci li mu nekkoon waaw c'est très important waaw li mu doon wax sànq tamit dafa am importance trop ñoom ci seen biir parce que man moom c'est vrai que defuma GP man moom dama xaw a tayal am na yenn métiers yoo xam ne mënu ma ko def non booy ñëw nii ay vacances bi ngay ñëw indiwoo ay bàyyi naa ko depuis affaire yi mu commencé non man duggoon naa si affaire yi mais bi mu commencé man ci laa teggi sama tànk dootuma ko def c'est fini mais ñoom il faut que ñu jéem a waxtaan ci seen biir c'est vrai que am nañ entente parce que ñu ngi def ay création de groupe WhatsApp et tout mais il faut pas ñu limiter ko justement il faut que ñu structurer ko ñuy waneen ci image yi jugement bi demain lay doon incha allah ma suxu mbeng ak ki nga xam ne moom moo di xale biire di xale bu ndaw juste 22 ans waaw donc na ci ñëpp taxaw daal ba nga xamante ne suba bu demee ca jugement ba rek ñu daal di koy libérer bàyyi ko mu mun a delluwaat ci li nga xam ne moom mooy soxlaam parce que boobu ba léegi ñi ngi wax rek waaye mi ngi ci kaso bi te xamul kaso xale bu ndaw la assez souffert waxuma la dara sax kaso bi moo gën a li nga xam ne moo ko dal son visage est partout ñëpp gis nañu kanamam fépp nit ñi di kii nekk na loo xam ne vie am basculé na à jamais mais yàlla na yàlla def yàlla parents yi yàlla nañu am xolu muñ te xam ne yàlla baax na te dëgg rek mooy mujj waaw c'est vrai que kaso ci tayeef sax dafa métti waxatuma laa kaso boo xamante ne yow dafa jékki-jékki rek daan ci sa kaw defoo waxoo da nga doon ñibbi yàkkamti nga gis sa yaay nga ñëw te aéroport wóor na yàlla mi ñu tiim man bi may ñëw fii nii Sénégal bi ma duggee scanner man keroog man tuuti kon ma daanu fi ma toog seen ni ñuy xoolee seen bagage yi waaw c'est extraordinaire man ñaari xaj lañ ma indil xaj yu mag a mag pour lan pour xool bagage yi xool ndax effectivement drogue mu ngi ci wala déet wallaahi dama mujj dem taxaw fële na la tuuti kon ma jooy fi ma taxaw xaj bi mu ngi ñëw mais pourquoi ñu andil la ko parce qu'il paraît que xaj yi ñoom ñooy détecter drogue su amee mais noonu la ñuy defal ñëpp quand même noonu lañ defal ñëpp police moo fa ñëw taxaw police xaw ma douane ñooy ñëw taxaw indi seen i xaj nga ñëw nga jóor bagage yi ci suuf ñaari xaj yi dal di ñëw def seen ronde mais dañuy baave ci bagage yi métti na daal ci xol te loolu li ko indi mooy doute bi installé wu ci Sénégal bi parce que man yàgg naa jóge Maroc di ñëw fii nii te je n'ai jamais rencontré ce problème là donc daal gars yi daal nañ delloo ci seen xel daal parce que tamit alalu àdduna daal jaru ko daal jaru ko te ñu ngi tayle ay doomu jàmbur yoo xamante ne seen yoon nekku ci daal baaxul
ak de du yat waaye day dale te dafa sew lool war nañ ko moytu surtout entre sénégalais communauté yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi communauté bu nekk nag xeet boo mu mën a doon nga booloo ñoom doon benn di xool luy jëmale kanam seen ay nekkale sa compatriote boo xam ne yéen a bokk fu ngeen jóge bokk foo jóge dem ci réew dafa nekk loo xam ne lu am solo la moo fay sa mbokk kon tey bu demee ba loraange di ci am rek nekk na loo xam ne war nañ koo souligner te gën cee taxaw comme ni nga ko waxee rek loo gis rek responsabilité la kenn ku nekk sa responsabilité assumer sa bopp waaye bul ci dugal nit di ko taqal dafa doy waar waaye tam bokk na ci ñuy wax rek ne war nañoo gën a régir métier bi ngeen gën a booloo takku dafa nekk structuré ko bu baax c'est important loolu daal moom doguma la balaa ngay ñëw ci structuré métier bi ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne allo maaleykum salaam tur bi naan la foo ñuy woowee allo allo waaw xam naa ligne bi moo am jafe-jafe ñi bëgg a dugg sax bëri na maaleykum salaam. waaw maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la fay noo tudd. maa ngi tudd ma xam ci FAGP. FAGP. waaw naka. FAGP. waaw Fatou ñu ngi lay nuyu yow rek la ñuy déglu kontaan nañ sa dugg. voilà kontaan naa maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp. di nuyu Ndeye Marème moomu toog ñàkk ki ñaan macha allah sama GP bu mag bi. ndeysaan. ku ñàkk ki ñaan nga ci moomu toog nag. ndeysaan ku baax la. ku baax loo wax ci moom am na loo bàyyi. ku dëggu tamit looloo tax ma bëgg ko. di nuyu waale Mati moom. dëgg la yow yaa ngi ci métier bi depuis kañ. maa ngi ci métier bi depuis 2012 ba léegi maa ngi ci métier bi. macha allah mbaa amoo ci jafe-jafe yi rek yow. non bien sûr métier bu GP kat kenn di si nekk te doo am jafe-jafe. loo ci mës a dund loo ñu mën a wax. man en fait joxoon nañ ma loo xamante ne ni 2 fois la benn bi nomb la boobu moom xaalis lañ ci defoon rien que pour bañ a fay frais. ñu jël xaalis ëw ko nomb. beneen bi tamit paramétrie la woon ñu def ci lu weex li xam nga. bëggoon ma taxar rek. mais si ndimbalu suñu borom yàlla dimbali ma. da nga koo teel a gis daal. waaw dama ko teel a gis ma woote téléphone ñu ñëw xool ko ne moom la. après loolu dugaloon naa ko sax sama groupe yi ñi naan sotti ko si douche bi ñi naan def ko lii def ko laa après. ñu jóge ñu ne naa ko retourné jox ko ñu ko joxoon balaa beneen. yow ki la joxoon bagage yi lan la sénégalais la. sénégalais la ñi la koy def sénégalais dañuy doon. ci yàlla. te benn yëre bi ma indil yëre bi xam naa denc nañ fa ay at xëy sama denc ma ne lii nan lay demee Maroc mais ndakate yoo loolu nekk ci leneen moo nekk ci biir yëre bi mais dimbalu suñu borom te may wax ñi nga xamante ne nii defuñu ko métier defuñu ko liggéey. rien que pour dañuy ñibbi Sénégal wala dañuy dem Maroc def ko bagage kaay ma jaay la bagage nii kaay ma jaay la bagage man ku ma woo kaay ma jaay la bagage ma ne la def am naa ko ma tegal bagage du ma ko nangu. waaw soo amee ful la waaw. GP da ngay respecté sa bopp en fait. bu ñu la indilee bagage lu mu tuuti lu mu bëri fëggal yéelabal vérifier la. parce que lu ne lañ ciy def. qu'est-ce pour se dire suufu géej sax indil nañ ma ko def ci saw ñu jéggal ma ci voie ci wax bi. mu ne. saw laa la wax def ko ci suufu géej jox ma yóbbu ko ba Maroc. saw kon lu bëri la ñuy jàppanteel bul xam yan gàllaaj ngay yor bul xam yan façon gàllaaj lañ lay jox. waaw ñoo yóbbu gàllaaj yi di indi de loolu la ñuy wax. góor jox la gàllaaj sax ne la jigéen waru ko laal en fait. waru ko laal sa loxo mais loolu mu mën a nekkee. doy na waar. métti boo xam ne fu mu nekkul sa liggéey bul laal bul jege. mooy waral problème yu bëri ñu koy jàppanteel. man mii du sama njàmbaarte du njàmbaarte Ndeye Marie du njàmbaarte keneen. mais ñun ñi ko def liggéey dañuy jël suñu temps vérifier ba mu baax. waaw vérifier. mais bu fekkee da nga yàkkamte bëgg naa bagage ñu ñëw ne la allo am naa 15 kilos nga ne voilà am naa xaalis. jël bagage yi dajale man boo ma joxee télé sax damay dem ci borom télé bi ne ko daa jël ma nga xoolal ma ñu vérifier ma defaraat télé bi mu ñëw. yàlla rek ñuy dimbali waaye defuñu yàlla dimbalu yàlla sunu borom. mais tamit liggéey da nga koy def métier respecté sa bopp. mais xoolal ñun ñi dañuy yàqal dañuy def kilo ay 80 dirham ay 100 dirham mais da ngay gis nit fa la see def ay kilo 50 dirham ne yu ma xamul ñooñu dañ leen gis mooy ñi nga xam ne dañuy jënd billet moins cher
liñ naan billet d'or yi dem ñun ñi nga xam ne dañuy jënd billet normal. mooy kii bañ rek maay bañ kii nangu métier yëpp looloo ko yàq. merci beaucoup lu ne nga siy def parfois ñu woo la ñu ne la yow GP da nga cher gis naa ko la gën a yombale ñoom ñu koy def tamit dañ ci am ay erreur parfois nga jox nit koo xamante ne xamoo ko mu ñëw mu affiché ne day dem kilo 50 nga jox ko say bagage mu ñëw ba Sénégal fay téléphone bi dootoo ko dégg si dootoo ko gisati bu ko defee nga ne GP yi ay sàcc lañ fekk ka nga jox sa GP sa bagage du GP day ñëw dambu puus bi yóbbu bagage yi jaay après dootoo ko gisati bu ko defee ngay xas GP tati GP yi mais vraiment am na ñoo xamante ne macha allah genre Ndeye Marie Gueye GP yu mag yi ñoom ci wax dëgg ne yàlla respecté nañ suñu bopp vraiment ñu ngi xool bagage ñu ngi vérifier bagage fii daal ñu ci GP xàmmee nañ leen kat boo bëggee dégg dëgg ma bañ a tee ligne bi di ñaanal suñu bopp di ñaanal réew bi yëpp yal nañu yàlla defal jàmm yàlla dolli sutura ñun liggéey lañ ko def man instant bi joxem drogue bi moo metti moo tax ma toog sama buntu bitig di jaay ndékki dégg nga bu leen table laa la di jaay sama ndékki kenn du ma dugal parce que dafa metti en fait nga yor sa njaboot di daw guddeeg bëccëg ñu ñëw di la yàqal ndékki laa teg di defal sama toog sama ndambe sama may neef waaw Sénégal daal di jëm kanam. amiin maa ngi leen di ñaanal di leen jaajëfal. jërëjëf kontaan nañu ci intervention bi am na solo. maa gën a kontaan. merci beaucoup yàlla defal jàmm yokk la sutura. amiin amiin yal na yàlla taxawu leen daal ndax métier à risque la. waaye des fois tamit yéen it ngeen réeral ay bagages. waaw jafe-jafe la parce que tam bu ñu waxee li ñu leen di def it dañuy wax yi ngeen di def. ah Kebs nag foofu dama fay sawar a toog. xam naa loolu la ñuy tëjee parce que émission bi pratiquement mi ngi egg ci fin bi mais en attendant ngay tontu ci loolu. dañu ñëw ci live bi Facebook nit ñaa ngi koy xool nit ñaa ngi def témoignage ci Pape Touré ñu naan ku baax la yàlla na ko yàlla taxawu am na ku tudd Aram ki ko wax nag mu ngi tudd Aminata Faye Sow. Aram GP moom mi ngi naan nous avons besoin d'être reconnus par l'État. Doudou Pa Fall interesting programme Women Improvement. jaajëf ki nga xam ne moom moo di am na ku la tontu nee na la Alpha Alfino nee na ñun ak naar yi tu compare góoru Sénégal mooy chef waaw kay tontu na la léegi macha allah Mati Family Adama Gueye Ka mu ngi wax moom itam am na ku tudd Sa Mérita nee na la drogue est bien sur place au Sénégal regardez tous ces buildings qui poussent dans Dakar et des tonnes de drogue saisies Maya madame Ndiaye moom nee na dara yombul ci àdduna Dia Amadou jërëjëf waaye képp si neex nga ma torop grawul donc nit ñaa ngi réagir Aram GP moom mi ngi ñaanal ki nga xam ne moom moo di Pape Touré pour mu génn fi nga xam ne fa la nekk Mbodj maam Fama Mbodj nee na nice Ndeye Marie GP Dior Mor Dior nee na macha allah autorité yi kenn seen bopp non jàppale leen GP yi sonn nañu Aram moom mooy kaas ba léegi Adama Diaw merci Ahmed Gueye merci sañse bi kii la nu mu tuddati Fousnegeur la waa Laama As la ñoo génn fii ci bassin bi Pape Diakhaté ñaw ko Kër Dior donc mi ngi noonu daal nit yaa ngi réagir Ndeye Awa Gueye merci beaucoup à toi Cheikhna Diagne Cheikhouna Diagne Mokhtar Senghor ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk di suivre live bi gis ngeen heure bi li muy guddi yëpp nit ñaa ngi toog di seetaan Maya madame Ndiaye nee na kàddu yu rafet na donc du ñu mën a lim ñëpp Modou Seck nee na GP c'est un métier très très risqué donc mi ngi noonu yàlla moo leen di taxaw ayca salut de tout cœur avec toi Pape Diakhaté vraiment mi nga xam ne moo ñaw lii sama tailleur bi kenn du yow inchallah ayca waaw Kebs man bëgg naa aussi balaa may wax bagage yi ngeen di réeral ñu tëjee ko donc merci beaucoup à toi Pape Jean pour lien Facebook bi ak mag yi sa patron bagage yi ñuy réeral dinaa si wax tuuti mais GP yi sonn nañ de sonn nañ torop ndaxte dafa am beneen loo xamante ne war nañ ko souligner bu ñu ñëwee fii nii douane sonal nañ ñu da ngay yor sa ñaari colis boo yoree 3 colis ñu ne la 3 colis la taxaweel ne du yoon doo xam sax lan du ñu xam sax lan moo nekk ci bagage nag foog ñu renflouer caisse de l'État yi nag waaw d'accord naa waaye day fekk mu am marchandise wala dara parfois du am marchandise mais nañu vérifier ñu xool ñun d'accord nañ nañu fay mais nañ ko teg ci yoon
aussi da ngay ñëw war a embarquer fii nii à partir de Dakar. indi say bagages aéroport Sénégal ñu ne duñu embarquer bagages yi parce que dafa am cosmétique. mais bu ñu jógee Abidjan di ñëw. dañuy indi ay valises yoo xamante ne. cosmétique rek lay nekk. te même compagnie bi moo koy indi. donc ñun on est des jeunes et on veut travailler. bu fekkee ne loolu dafa am compagnie boobu noonu. nañu wax ak ñoom. li ñu bëgg mooy Air Sénégal bii ñëw barki démb. ñun ñu liggéey ak ñoom. mais pour loolu il faut que ñun ñi nga xam ne dañoo doon ay gold wala doon ay silver. au niveau de Air Sénégal waaw. macha allah au niveau de Royal Air Maroc. mais ñoom lan moo leen tere ñu jël loolu ñun laaj nañ leen fu nekk. ñuy ñaan suñu autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci. Air Sénégal bi. ñu wax ak GP yi. pour ñun ñu mën a contribuer ci suñu développement dëkk. parce que li ñuy jënd ci billet par mois waxuma par année par mois bari na. donc pourquoi pas ñu am benn kii ak waa Air Sénégal. waaw loolu nag yéen a koy dox li jëm ci voilà loolu laa bëggoon. waaw moo tax ma lancé ko fii parce que ñun dem nañ def ci ñoom. mais dañ ñuy wax chaque jour dinañ leen woo wala directeur bi nekk fi wala dara. damay organiser vous waaw di laaj di lancer loolu waaw. bu ñu mënee daal utal benn réunion benn rendez-vous. pour ñu dem seeti leen waxtaan ak ñoom. parce que li ñuy fay ci Royal Air Maroc xaj na suñu dëkk. waaw message bi jàll nañuy am yaakaar ne dinañ ko dégg rek. wax naa leen ko TFM relais la. day relayer information bi. mun na fee jaaree sotti te en tout cas loolu lañ leen di ñaanal parce que ay jigéenu jàmbaar ay góoru jàmbaar lañ. ñoo ci nekk di liggéey ku bëgg a liggéey rek nañ ko taxawu. waaw man de li ma bëggoon wax léegi mooy par rapport ak ñoom bagage yi ñuy transporter te parfois mu am risque réer. GP booy dem di jox nit ki sa bagage. di ko fay kilo 90 dirhams. yaakaar naa ne booy dem di DHL. di ko jox ay bagage doo ko fay 90 dirhams. yii lu bari ngay fay. tu vois donc parfois ki ngay jël ay bagage di ko dénk. attends-toi à ce que bagage yi réer. parce que ñoom ay GP lañ rek. transporter la ñuy def comme tout le monde. c'est juste que yow da ngay toog sa kër ñoom ñu jël sa bagage dem yóbbu. mais DHL du réer. waaw moom foofu laay waxee léegi nañ ma baal ci wax ci rek balaa muy exagéré rek boo bañee sa bagage réer da ngay dem nga joxe ko fi nga xamante ne dañ koy assurer mais ñoom métier bi ñuy def ça n'a rien à voir bon léegi li ma bëggoon mooy je voulais en profiter pour féliciter un monsieur le féliciter mais également le remercier énormément pour le travail qu'il fait il s'agit de l'adjudant Bassirou Cissé du consulat du Sénégal. C'est vraiment un monsieur qui mérite d'être appelé autorité consulaire. Je le dis pas pour GPI kese. Pour plusieurs raisons. moom xam na man xam naa. moom daal mi ngi def liggéeyam mi ngi def d'ailleurs il n'est pas aimé. toog na wax ko ma ne ko c'est tout à fait normal. parce que il n'est pas aimé mooy la. ñu bëri dañ koy critiquer je veux dire. mais c'est tout à fait normal parce que boo Sénégalais moo mel noonu. boo nekkee di def sa liggéey da ngay bëri noonu. mais vraiment taxawaayam rafet na torop foofu noonu. ah bon surtout nag temps yi ni li mujjee xaw ci GP bëri na si ñoo xamante ne instant bi bu nekkutoon ñoom heure bi ñu ngi ko croupir ci kaso bi. dëgg la je voulais aussi en profiter pour remercier une organisation boo xam ne mu ngi tudd Ocretis. ils sont en partenariat avec le consulat. GP yi nga xamante ne dañuy am problème foofu noonu ñu leen di jox ay drogue yu voilà ñoom ñoo nekk Sénégal et dirigé par une certaine madame Maroun ñoom ñooy interpellé ñi nga xam ne ñoo war di jël ci bagage yi fii nii ba finalement dinañ leen di mun di teg loxo jébbal leen ci loxo yoon. waaw loolu tam liggéey bu am solo bu ñu war a saluer la parce que de toute façon day contribuer bu baax ndax fii bagage yi jëm boo ko jàppee rek da ngay daal di mën a teel a jot ci leneen ñoom itam comme ni nga ko waxee rek ay jàmbaar lañu yaakaar naa ne li ñu cërale woon ci waxtu jeex na problème mu papier yi séjour yeeg yooyu jotuñu ko sax débattre mais benn yoon rek du doy ngir ñëw fi ndax télévision Futurs Médias moom service public lay def saa bu leen sentir le besoin de communiquer rek xam ngeen ko seen yëf la donc ngeen mën a ñëw communiquer ma bàyyi leen ngeen wax mot de la fin bu ko defee ñu daal di tëj émission bi bàyyi ñeneen ñi ñu ñëw donc le mot de la fin c'est juste pour sensibiliser les GP comme Ndeye Marie ñu jéem a yokk seen vigilance rek te def attention jéem a xool naka la ñuy def ñoom ba booloo nekk benn jéem ko structurer am ay papier parce que am na lii grand Moussa Koyaate mu sama ko wax pour nit mun la dimbale il faut nga nangoo ànd ak ñi nga nekkal ngeen booloo ngeen nekk benn voilà donc ci leen di mun a xamee ne yéen ñii kat vous êtes déterminés ñoom tamit dinañ sawar pour tàllal leen ko te accompagner leen booloo mooy doole voilà l'autre point c'était juste par rapport aux femmes sénégalaises du Maroc les femmes
ñi nga xamante ne ñu ngi jël ay wax yu bon di leen yekk seen wax ju bon moom dëkkul fi mu jóge fi dëkkul fi mu jëm fi mu jóge la jëm donc c'est même pas la peine qu'on s'attarde dessus liggéey moo ñu fa yóbbu daan suñu doole te wax dëgg yàlla ñëpp xamal nañu ko donc li ëpp importance daal mooy ñu foncer maintenant on fait appel au gouvernement du Sénégal les femmes qui sont victimes de violences conjugales au Maroc parce que le consulat joue un rôle certes mais il joue juste un rôle de médiateur. nit ki day am problème mais est-ce qu'il peut faire plus que ça? Je sais pas mais normalement il doit y avoir une possibilité de faire plus que ça. parce que le consulat représente le gouvernement du Sénégal au Maroc. affaire conjugaux tamit xam nga diggante jëkkër ak jabar la. waaw mais jëkkër ak jabar dëkk bi nga nekk état yi dañoo souverain est-ce que ñoom am nañu bon loolu daal diplomatie moo ko. bon en fait en tout cas on lance un appel. on lance un appel déjà il y a la page Femmes sénégalaises du Maroc qui est administrée par Fatou War qui fait vraiment un travail remarquable. parce que wax dëgg yàlla femme bu fa am problème quand tu fais ba nañ ko ba dañu créer benn cellule boo xamante ne ay groupe WhatsApp la y a plusieurs femmes qui sont là-bas femmes yi fa nekk di am problème yëpp bàyyi duñu leen bàyyi ginnaaw mais bien vrai que nag du mujj fenn après mais dinañ ci jéem suñu kéemtalaay kàttan accompagner leen ba après daal dinañ mën a apaiser daal ki am problème mais malheureusement loolu rek lañ mën a def donc on lance un appel le gouvernement du Sénégal bu fekkente ne mën nañu jàppale ci loolu loolu daal laa amoon comme ni ma wax di la remercier nag ci invitation bi wax dëgg yàlla c'était un grand plaisir. plaisir partagé Ndeye Maty Samb jigéenu jàmbaar moom itam boo xam ne mi ngi def liggéey bu am solo fi nga xam ne fa la nekkoon Maroc ba actuellement mi ngi fii ci Sénégal c'est un plaisir recevoir ko tout le temps. Ndeye Marie Sow également tey jii ñoom la ñu àndaloon ci li nga xam ne mooy émission bi di remercier ñëpp ñi nga xam ne moom itam di jàmbaar ndax nag mbir professionnalisme da cee baax. soññ nañu ñëpp nag kenn ku nekk moytu du bagage bu nekk la ñuy indi bagage yu dernière minute ak yooyu yëpp ñu xool bu baax li nga xam ne moom la ñuy jël waaye ñu structurer li nga xam ne moom la ñuy def ndax mbooloo mooy doole ba mën a teg dara ba du ku nekk rek ku jóg ne da ngay def li nga xam ne moom moo di GP Mbaye Guèye maa ngi lay remercier yaa ma gën a saf fuuf donc ñi ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne mënuñu leen a lim mais ñi ngi woon ci live Facebook bi di remercier bu baax Pape Jean ak ki nga xam ne moom moo di Magui Coulibaly service digitalu télévision Futur Média di remercier nag ki nga xam ne moom mooma habillé mu di Fousneguer basin bi waxoon naa leen ko laama as indi ci rek mu nekk basin bu bees boo xam ne dafa adapté wu ci climat wu li nga xam ne moom moo di Sénégal donc ku ci bëgg moom ku ne xam na fi mu nekk booy demee guy gi marché HLM rek foo laajtee laama as fekk ko fa muy yore yii ak yeneen yu rafet a rafet di remercier doom ji Ndey Maguette bu baax a baax am na couleur yëpp am na lépp daal mi ngi nii ku ci bëgg rek demal fi nga xam ne moom moo di chez Lama boutique bi nekk marché HLM ki ko ñaw nag di tailleur bu am jom boo xam ne samedi rek laa ko jox mu ñawal ma ko tey lii mi ngi nekk Sicap Foire Kër Dior téléphone am di 77 375 19 46 moom moo di Kër Dior nekk Sicap Foire mu di Pape Diakhaté merci beaucoup à toi di gërëm bu baax nag Kiki Sirani nga xam ne moom it ku bëgg produit yu baax rek demal nga seeti ko muy jigéen du jàmbaar yoo xamante ne yéwén nga lool asalaamaaleykum di laajte rek nga yónnee ma may ma kon yàlla na sa jàmm yàgg Kiki Sirani madame Aydara également maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax madame Aydara vieux Diouf bàyyi ma bu ma yàqal madame Aydara ñu ngi lay remercier bu baax a baax nga xam ne moom itam ay produits yu baax lay def madame Aydara maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko remercier ak ki nga xam ne moom moo di Suwana rek DG di gërëm ñëpp équipe bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon pour émission bi bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Vieux Diouf Vieux Diouf ñu ngi lay jaajëfal bu baax moo nekk ci réalisation bi mais également Pape Mor vidéo ñu ngi koy jaajëfal di remercier Muntaga promotion ak Abdourahmane Gueye ci son bi Mansour Nia ci décor bu yanj bi nga xam ne moom ngeen di gis donc merci beaucoup à tout le monde ñoom promotion yëpp di leen wax rek ne Lama boutique numéro téléphone am nag mi ngi nii moom ngeen di gis 77 la 644 15 84 77 644 15 84 wala nga woo Ndeye Maguette 78 156 27 59 78 156 27 59 moom moo di Lama boutique ci basin yu rafet yi
yi rek Fusnager muy bees yu Autriche yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi maam soxna loo sama waa ji du ma jeexal te tudduma la kenn du yow yàlla na sa jàmm yàgg Kumba Touré suñu waa ji Vieux Diouf nee na suñu waa ji Kumba Touré maa ngi lay nuyu bu baax doomu ndeyu Assane Mariama Kumba Touré sama yaay jooju yàlla na sa jàmm yàgg madame Aïdara merci beaucoup à toi maa ngi lay jaajëfal ñu fanaan jàmm ñu bàyyi leen léegi-léegi ak programme yi mu ngi continuer àndandoog ñoom per bu xar jërë ngeen jëf yéen ñi toogoon di ñu seetaan merci beaucoup à vous